asalaamaaleykum suñu mbokk éleveurs yu Thiès asalaamaaleykum mboolem éleveur fii ci Sénégal ak si bitim réew ñu ngi leen di nuyu comme ni ñu leen ko diggee woon tey dellu si nañu fii nga xamante ne la mooy Thiès fii nga xamante ne la mooy Petit Thialy ñaari guy ngir fekk fi éleveur bu ñuy wax Pape Ndao borom bergerie Ndawen et famille loolu yëpp ngir mën a waxtaan ak moom ci li nga xamante ne la moom mooy foire bi nga xamante ne la moom la ñu dëgmal. foire bi war a am Thiès du 17 au 24 fële ci promenade des Thiessois mu nekk événement bu mag ñu war ci waxtaan ci li nga xamante ne la mooy élevage am waxtaan ci li nga xamante ne la mooy préparation bi nga xamante ne la moom fas yéene ko à préparer pour vraiment dem ci li nga xamante ne la moom mooy foire bi nga xamante ne la moom la ñu dëgmal projet bi nag mu nekk tournée boo xamante ne la. ci lim diiru 1 mois ñu ngi ko door bi koor gi commencé ba tey donc dañuy jaar ci bergerie dem saafonteeg li nga xamante ne la mooy éleveurs yi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne la moom mooy foire bi comme ni ma ko waxee ñu am fii tey si plateau bi éleveur bi nga xamante ne kenn dootu ko présenté muy Pape Ndao aussi mu amaale aussi beneen casquette éleveur la et en même temps mu nekk membre bureau REIT. donc mu ne yor fa li nga xamante ne la mooy relation extérieure loolu itam dinañ ci ñëw parce que souvent dañuy waxtaan ci li nga xamante ne la donc moom mooy bureau bi nga xamante ne la moom moo war a conduire mandat bi nga xamante ne la moom moo war a organiser lii di foire bi. xanaa rek ñu jox li nga xamante ne la kàddu gi mooy Pape Ndao mu nuyoog ñi nga xamante ne la ñooy téléspectateurs yi ak internautes yi laata nga ñuy xuus si li nga xamante ne la mooy waxtaan bi Pape ñu ngi lay nuyu. auzu billaahi mina seytaani rajim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni ñuy suivre yëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. di nuyu borom kër gi ngeen fekk si muy suma waajur bu jigéen nekk ci suuf di nuyu tamit ñi mu bokkal kër gi yëpp di wax ni ñi ngi ziare ñi nga xam ne ñoo ñu seet si tey nga xam ne miin nañ seen plateau muy Ladoum du Monde ñu ngi leen di sant di leen gërëm te gis nañu seen liggéey gis nañu seen Pastef. parce que matériel bii ngeen fi kale tey ji par rapport ak avant mooy wan ni Ladoum du Monde vraiment mi ngi jëm ci kanam parce que defe naa ni Ladoum du Monde biñ ma fiy invité à l'époque portable dong la ñoroon kon tey jii biñ demee ba teg fi matériel yëpp moo lay wax ni mi ngi am jéego yu am solo ci lii nga xamante ni ci la nekk boobu ba léegi di ci liggéey moo tax liggéey boo ci amee doo nekkee rek boo ci defee fulla ak fayda yàlla fekk ci la ci donc man nag Pape Ndao bergerie Ndawen famille Petit Thialy ñaari guy effectivement tey da nga ñëwee ñaari casquette mooy suñu préparation foire bii ñu jëm le 17 jusqu'au 24 incha allah rabbi mooy au moins 24 jours nga xam ne presque agsi na ma nekk président bergerie bi en même temps tamit yor relation extérieure bu REIT donc kon tey jii incha allah rabbi yu bari nañ ci mën a xuus ba nga xam ne plateau bi ñëpp ñi koy seetaan dinañu bëgg dinañ comprendre lu bëree bëri jërëjëf Lune Mbaye. jërëjëf Pape Ndao ñu ni tamit ñu ngi profité ci occasion bi rek di nuyu suñu wayjur bu jigéen boobu ngay tudd léegi aussi di ko ziar donc di ko ñaanal aussi yàlla bàyyi ko suñu kanam wéral ay cëram barke la li nga xamante ne mooy njaboot gi di nuyoo yi tamit comme ni nga ko waxee rek ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci kër gi yëpp ak ñi nga xamante ne la say collaborateurs lañu te nekk fii te ngay liggéey ak ñoom. bon voilà xanaa léegi rek ñu jublu si li nga xamante ne la donc moom mooy waxtaan wi Pape tey ñu bëri tey bu ñu déggee Pape Ndao ñi naan Pape Ndao grand éleveur ñi naan Pape Ndao borom xar yi Pape Ndao indil Pape Ndao yóbbul Pape Ndao mais Pape Ndao tey mën nga ñu wax kañ nga ko tugg ci li nga xamante ne la mooy élevage yu Ladoum particulièrement élevage Ladoum maa ngi ci dugg à peu près daal. bon bala may xuus foofu tamit donc maa ngi baalu àq ñi nga xam ne ñooy suivre émission bi yëpp di baalu àq éleveurs yëpp di leen baal àq parce que koor gi ba léegi yàlla def na donc gisante wuñu donc te it aw mu émission donc émission bi nag dama fay jaarale rek baalu ñëpp àq baal leen àq ci weeru tedd bi nga xam ni moom la ñu teru ba agsi fii di ba ñaan yàlla musal ñu jàppale ñu ba mbas mi nga xam mi ngi fi mu ànd ak koor gi dem yàlla suturaal ñu ci tuddlaat bépp moom ñu jurit suturaal si àdduna bi yëpp ba activité yëpp commencé waat xam ne am na lu bare lu mu yàq fii nga xamante ni moom mooy ci àdduna bi
di ñaan yàlla nag suñu bis bi ñuy préparé ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabbi alamin bon leen bay sa question boobu dina ma neex trop parce que élevage bi ma ci duggee léegi defe naa ni def na ay 8 ans def na ren lay def 8 ans 7 ans voilà donc sama premier génn kees la woon donc bi may dugg ci élevage bi par contre quand même xar bëggoon naa ko trop à l'époque mais li ñuy wax rek dafa am plaisir ak priorité bu ñu taxawee da ngay jël priorité door a songu plaisir donc à l'époque xar dama ko mës a bëgg parce que sama maam da daan yor xar ay xar yu mucc ay tijaan ak yooyu foofu laa jëlee bëgg xar ba tey ma dem ba yàlla may ma mankaan Dakaaru may ma mankaan tamit Kees bi ma amee ñaar yooyu ba pare nag ci laay door a wax ni xaaral ma door a dugg ci li nga xam mooy sama plaisir ci laa duggee ci xaru laadu booboog léegi luñ bay defe naa ni def na 7 ans 8 ans voilà. mais Pape tey ak tur bi nga am ci élevage tey ak fi ñu lay dëgg mu sori lool tey nit ñi ñu bëri bu ñu ko déggee dañu foog ne Pape def na fi 15 ans ci élevage def na fi à peu près ay 17 ans ci élevage mais tey lan moo indi par exemple yow nga am tur boobu ci diir bi nga xamante ne la wax nga ko mun nañ ne diir bi nekkul diir bu gàtt mais tamit nekkul diir bu gudd torop quoi ci diggante boobu naka nga def ba marqué sa empreinte ak tey lan moo waral loolu en fait. coow lii voilà. waaw li ñu béy au fait xam nga booy dugg ci dara nga étudier ko donc di dem ci yenn foires yi avant daan naa dem ci foires yi di jàngat éleveurs yi di jàngat xar yi bi ma demee ba dugg ci donc ma jóg donc gën a wër àndoon ak suma benn rakk xarit ku ñu naan Ahmed Naar yàlla na ko yàlla génne fee mu nekk. amiin daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may wan kër yi nga xam ne fa la champion yi nekk ñuy tourné man tourné naa pendant 6 mois avant may jënd xar yi. kon da nga doon def da nga doon préparer terrain bi quoi. c'est normal que ma doon préparer terrain parce que man coow du ma yóbbu parce que bëgguma coow yóbbu donc li may def rek moom mooy dem di gisal sama bopp te man la ma doon wax laay kon ni di ko wax dama am benn jikko mooy lan xar man déjà su ma nee la jàkk la may njëkk a xool ci yow mooy njool bi ak gudd bi ak rëy bi su ma amee loolu ba pare door a xam fi mu bokk fan la parce que xar yi booy xool fa ñu ñoom ñëpp ñoo bokk soriante wuñ dëgg la donc fa ñuy amee différence bi man damay jàpp ni mooy ndey yi boobu nag bi ma jógee daal di ne nag léegi élevage bi ay ponkalañ ci te man lu may dugg moom ak lu mën a doon dama naan su ma jiituwul it dinaa bokk ci ñu jiitu. kon yow départ bi yow ambition boobu nga joxoon sa bopp quoi. man moo doon suma ambition man lu may dugg soit damay dugg jiitu wala ma ànd ak gaañe rek ci kanam. waaw nekk ci peloton de tête bi. man je suis comme ça bi ma xoolee loolu vacances daraan jot ma jël sama xaalis ànd ak sama jabar ànd ak xale yi dem vacances ma demee vacances foofu da ngay dépenser xaalis boo xam doo xam nu mu toll fu ne Dubaï doo xam nu mu toll donc ma xam ni man xar mooy sama plaisir vacances jot ma ñëw sama kër jàkkaarloog samay xar doy na ma vacances parce que mooy suma plaisir mi ngi mel nit ki xool montre am bu ngi xoolee heure am na ci yoo xamante ne ni bu 5000 francs bi ak bu 100 millions bi ñoom rek ñoo bokk heure bi xam nga. mais am na ñoo xamante ni jëm jëndi benn montre 100 millions mu nekk seen plaisir parce que plaisir n'a pas de prix. nee nañu xaalis doxul jàmm de. non effectivement nag doxul jàmm. te dégg naa bi ngay ñëw. defe naa ne yow gars yi yow da ngay ñëw rek dóor buntu fëgg. dugg jàll soo fëggee tey jii Lune Mbaye boo buggee nekk ci kanam ngay door a ñëw ñaara fi nekk soit nga jaar péage bi. la nga jaar ci suuf. wala nga jaar ci suuf boo préféré jaar ci péage bi par A ou par B di nga génne xaalis boo xam doo ko wax kenn man nag noonu laa def mooy bi ma njëkkee jóg naa dem jëndi ñaari guy ci vieux Pa Mansour Mbodj suñu paa bu bappa ju baax jooju. maa ngi koy nuyu de passage. nekk góor gu ñàkk ci ñaan. defe naa ni jënd ñaari guy boobu moo ñu jox suñu relation ba tey nga xam day jékki-jékki rek jël téléphone am woon ñu ko góor gi ñoo la waroon woo ziyaare ñi de mu nuy déet tey ji mooy dox ba tey ma dem jëndi dinosaure ci Jean-Jacques à l'époque moo ko fàtte Chérif Kane ñëpp xamoon nañ ko ci élevage mu jaayoon ma 4 femelles à l'époque 10 millions mais ñëpp xamoon nañ ni virgule tamit mi ngi nekkoon ci Laye Touré mu boole ko ak Madeba jaay ma ko 10 millions Pa Mansour Mbodj jël li nga xamante ni moom mooy ñaari guy jaay ma ko 11 millions 500 dinosaure Jean-Jacques jaay ma ko 7 millions ma jóge foofu dem jëndi kilifa waaw
ci ki leen Tidiane Gueye. jóge ci kilifa dem ci Cheikh Silla benn Cheikh Silla bi dëkk Géejawaay. Géejawaay waaw. Cheikh Silla jaay ma doomu Bachir bi jur doomu Madiba ba doomu Madiba bi jur kii jaay ma tamit beneen famille bu extraordinaire ma jënd ko ñëw dugal. donc bi ma ñëwee dugal tamit fi laa jaarewaat encore toogaat tuuti ñëwaat kees dem ci Diop boulangerie mooy yaayu coow li jënd ko ci moom 8 millions. seen bu ma moomoon maxtum jaay ma yaayu golden ma jëndee ko ci moom ak 4 millions Tiawan. donc doomu korong ma ba fa nekkoon waaw jur sucre salé bi jël 4e adam doo yaay sucre salé bi jël 4e adam ma ñam foofu Cheikh Diagne jaay ma ko à 5 millions 500. donc ay champion yooyu boo leen dajalee sa biir kër mais saa waay foog ñu dégg la. non mënut a ñàkk par A dañ lay dégg par B dañ lay dégg léegi nag ça reste nag maintenant dégg rek doyul yooyu yëpp jënd nga ko nag léegi ça reste nag maintenant nag nga xool nooy croiser nag ba war a mën a liggéey ñi mën ñi nga xam ni moom nga jënd. loolu moo doon deuxième étape bi. voilà ñëwal ñu si. yaa ngi dégg. donc boo jëndee xale nga teg leen parce que bakkan kenn mënu koo garanti da ngay ñaan yàlla rek mu barkeel ñaari guy yàlla def ma jël ko indi ko ci kër gi mu amal ma avenir suma benn frère Papi Dieye di dem Adam mu nekk sama premier fois dem Adam parce que ñaari guy dafa ak si dugg foiru kees ak gañe ko kii di fa tamit dugg foiru kees ak sama première fois dugg foiru kees ak moom it jël deuxième waaw donc man damaa njëkk a ñëw dugg ci foire yi rek dugg concours gagné. mais loolu est-ce que dafa bokkoon sa objectif c'est-à-dire que bi ngay jënd xar yooyu dépenser xaalis bu toll noonu est-ce que yow bokkoon na si sa ay objectif ne su ma duggee ci foire yi dóor gaañ ba toog seen kaw. xar yooyu xamoon naa ne bu duggee dañuy gagné. waaw loolu moom leeroon na ma nañ xamoon naa ni xar yi bu ñu dugg di gagné parce que la may wax rek dama ñëw fekk ku liggéey 10 ans ma jël ko. fekk liggéey 30 ans ma jël ko fekk liggéey 5 ans ma jël ko fekk liggéey 15 ans ma jël ko. mais est-ce que Pape foofu est-ce que mun nañ ne Pape am na foofu mérite parce que bu fekkente ne da nga dem fekk gaañ yi liggéey ba pare yow nga ñëw li ñu liggéey yëpp yow nga ñëw jël lépp waaye nag ba nga jëlee am na lan fa bàyyi itam. pour damp leen. mais tey est-ce que mun nañ jàpp ne Pape moom am na mérite ci loolu wala mérite am fan la nekk après. léegi booy door nooy def. tey jii yéen bi ngeen door seen liggéey bi lan ngeen def. dem jëndi des matériels sophistiqués. soo leen yemoon ci portable bi rek loo leen dem fenn gars yi dañ leen romb di wéy alors nan ngeen mujj def da ngeen a xam ni kat fii la àdduna bi toll mooy il faut avoir des vrais matériels soo buggee au moins def ay plateau yu mucc ayib ngeen def na. mais loolu rek doyul Pape. waaw mais attends ba nga pare rek. ngeen dem jëndi ay matériels yoo xamante ne may ma ñëw. ay matériels yu mucc ayib pour teg ko. donc man bi may door a dugg ci élevage bi lan ngeen bëgg ma nekk suuf di raam lu noonu di daw du ma ko def soo bëggee nekk ci kanam. li Olof Njaay di wax nee na ku ñame akara da ngay ñame kaañ nee naa la sànq képp ku dugg ci élevage bi da nga jënd képp ku dugg ci élevage ak koo doon nag da nga jënd ki jënd bu ndaw bi ak ki jënd bu mag ñu yem fan la ñuy départagé woo kii kat fii la mën a yem kee kat mën naa dem ba fële mais amul képp ku dugg ci élevage wax ma ku dugg ci élevage te jëndul xar man damay jàpp ne amul ñooñu ma jënd seen xar mais ñooñu dañoo jëndi woon ay xar liggéey ba ñu gis seen xar yi ba mun ko jënd. alors am na ñoo xam ñi ngi daan jënd ay xar yu yamamaay am na ñoo xam day jënd ay xar yu topp mais am na ñoo xamante ne ñoom cranberry la ñu bëgg a jënd àdduna yàlla moo ko bindee noonu mi ngi mel ni ci oto yi rek boo duggee ci route nationale bi wala ci oto bi yéenay bokkandoo dem Dakar yéen ñëppay àggandoo Dakar mais nag yéen oto yi bokk ci tali bi yamuñu day oto boo xam ne 2 millions lay jar am oto boo xam ne jar 100 millions mais yéenay bokk tali bi noonu la élevage mel da ngay ñoo xam seen xar ñi ngi ko jëndee ay 100 millions mais yaa ki jënd 1 million yéenay bokkandoo foire mais est-ce que boo leen dawandoo yéenay àggandoo donc foofu la différence bi nekk. ok foofu léegi nag ça reste nag maintenant. nga jënd lool ba pare nag maintenant liggéey lu ko mën. foofu laa doon jëm. voilà moo tax ma ne la. yow lan moo si sa mérite lan mooy sa mérite. ci ginnaaw ñaari guy. waaw bi ma ko jëndee mu dem concours Adam période boobu ñaata la am 1 mètre 1 je pense. LCS. 146 ak 1 mètre 1. ñaari guy 2 sëtam avenir moo jur ñaari guy 2 avenir ñaari guy ko jur ñaari guy 2 ñaata la am Adam bi passé. 1 mètre 4,5 espoir waxuma femelle de espoir la am 1 mètre 4,5 te sëtam la ñëwal. alors kon damay jàpp ni kon tey foofu rek déjà leer na mooy dem liggéey nga loo xamante ni sëtam waxuma la doomam sax direct mais sëtam ñëw na tey ji nekk deuxième xar bi gën a njool ci Sénégal ci espoir deuxième xar bi gën a njool laa wax ci Sénégal ci espoir
mais bul fàtte ni doomu avenir boobu nga xam ni sëtu ñaari guy la moom it doon na xar boo xamante ne ni moo gën a gudd mooy deuxième xar bi gën a gudd ci salon Adam bii ñu génn topp ci gannaaw Latifa mooy deuxième xar femelle bi gën a gudd ci Adam bii ñu génn topp ci gannaaw Latifa sëtu ñaari guy la yooyu yëpp maa leen liggéey fii ci kër gi parce que ñooñu ay sët lañu. waaw du ñu doom sax sët lañu. voilà du ñu doom mais ay sët lañu. parce que da ngay jàpp ni doomu ñaari guy bu góor laa téye woon di ci liggéey te avenir ñëpp gis nañ résultat bi mu def fii ci Sénégal ñëpp gis nañ ko. ci góor yi. ba pare avenir da ngay jàpp ni doomam jooju muy ñaari guy moo ñëw foiru te ngeen jël meilleur espoir meilleur femelle espoir sëtam la da ngay jàpp ni Mami Ndaw doomu avenir ñëw na fekke ma jël meilleur femelle espoir dem na tamit fële nga xamante ne moom mooy Fiara jël fa meilleur femelle espoir xar boobu ngay gis muy Mami Ndaw nga xam ne mooy sëtu avenir mooy sëtu ñaari guy di doomu avenir mais moo jur sucré salé mi nga xamante ne bi muy dem Adam 19 mois la daal jël 4e Adam 210 box Adam duy caaxaan ba pare moom jëloon tamit meilleur agnelle kees ñooñu ay sëtu ñaari guy lañu. donc mu nekk liggéey boo xamante ne la jóge nga ci benn ci am benn ligne de départ c'est-à-dire que jënd nga liggéey daal di créer ay produits yoo xamante ne la à partir li nga jëndoon créer ay produits yoo xamante ne la mujj gi mun nañ ne dox nga beneen jeego maanaam bi nga leen jëndee liggéey nga leen ba la nga indi. gën a yéeg ya ma jëndoon gën a yéeg ya nga jëndoon. waaw tey jii da koy xool ci wàllu góor yi rek. Mandela ñëpp xamoon nañ ko parce que Mandela ñëwoon na Adam mais doomu avenir la mais Reus bi nekk Louga. Sénégal ñëpp dégg nag ñëpp xam nañ ko léegi il paraît mi ngi ci essence. mais tey fu ñu taxaw nii temme Pape. waaw donc ci li nga ma wax nii tey yow bu ñu nar c'est-à-dire que bu ñu naree dem fi ñu nar a jëm muy événement bi ñu dëgmal. tey yow pare nga kon pour. yóbbu fa lu fu explosé yu toj foire bi parce que suñu xoolee fi nga jógee départ bi ba fi nga dal tey mun nañ jàpp ne tey kon bokk nga si ñoo xamante ne la tey buñ foire bi di ñëw war nañu nekk indi loo xamante ne la moom mooy référence su foire bi. mais c'est très important déggoo li ma la wax xanaa xam nga gars yi fan la ñuy départagé wu foire c'est-à-dire foire boo fa demee parce que ñëpp mun ñoo def visite sa kër. mais foire bu ñu fa ñëwee ñëpp dinañ def visite ci bergerie te léegi xar yi ñëpp a leen xam tey ku ci ñëw foire incha allahu rabbi di nga fa gis ay xar yoo xamante ne di ngay xam ne baar bi fiñ ko aj kawe na loolu. mais Pape kon yow fi mu nekk nii fi ñu jëm nii ci foire bi nii. yow affaire bi naroo indi lu oyof. fi mu nekk nii yow da nga war a tàng da nga fi nga ko yéegal dafa ko. non lu oyof moo amul sama kër. ba may indi lu oyof xam nga lu oyof sax peut-être bu koy nit ki di indi dafay fekk mu am. soo déggee ma ne lu oyof c'est-à-dire que waxin la. waaw tey li ma la bëgg wax mooy ne tey yow boo demee foire ba di nga ko toj mooy wax ji bokk. dinaa ko toj dafa xaw a. dafa rëy daal en tout cas. waaw su ma ñëwee ci foire. waaw dinaa indi ay xar yu mucc ayib ay xar yoo xamante tey jii. buñ ko doon càmbar ci oto yi naan oto bii nouveau modèle la kon dañ naan xar yooyu ay xaru nouveau modèle lañu. man foofu laa koy sëf parce que li tax foofu laa koy sëf moom mooy xar yi nekk ci kër gi ay xar yu extraordinaire la ñu mën nag waxuma ko ña koy wax mooy ñi nga xam ni day ñëw di visite. mais yow loo wax yow. man li ma wax moom mooy xam naa ne li ma yor lu extraordinaire loolu moom leer na man nañ parce que xam naa ko mais ma xam ko taxul nit ñi xam ko. da nga ko xam parce que su ko xamuloon wala su fi amuloon yëpp ay génn kër gi parce que nag dama am benn rayante boo xam dama koo def mooy dama def tout ba xam sama kër amul lu ñuy laam-laamee xar yi fi nekk yëpp a extraordinaire. su gëmm jël la. wax gëmm jël moo nekk ci kër gi man loolu xam naa ko waaye nag li ma xam nag du tax ñi du caagin li ma xam moom la nit ñi xam déedéet mais man xam naa li nekk ci kër gi incha allahu rabbi bu ma ko yóbboo fi nga xam ne moom mooy ci suñu foire bi ñuy préparé xam naa ni visiteurs yi dinañu. ba pare dinañu kontaan. ba pare mu tombeek yéen seen foire bi ngeen bu ko def benn challenge boo xamante ne la moom mooy nekk li nga xamante ne la mooy gën a am solo ci seen mandat bi maanaam tey. organiser tey foire boo xamante ne la du fi am ci Sénégal du fi mës a am
indi fa loo xamante ne la aussi tamit loo xamante ne la peut-être duñ ko mës a gis ci foire donc loolu mu tombek yow yi tamit nga am loo xamante ne la nee nga lu extraordinaire tey kon mun nañ jàpp ne tey kile bu dajale daal maanaam. waaw foire bu extraordinaire. waaw produit yu extraordinaire. parce que tey jii du ma ni foire bi. foire la boo lay doon boo xam ne du mës a am ci Sénégal sax. moo ko wax parce que nag quoi qu'on dise. parce que am na ñu koy wax nag moo tax moo eggalee ko. waaw tey jii Sénégal. bari na def nañ fi ay foire yoo xam tam ay foire yu extraordinaire. gis nañ ko fi waaye en tout cas ñun dinañ foire boo xam ne. bu rombul foire yooyu tamit dina méngoog ñoom en tout cas dina nekk foire bu extraordinaire et puis nga xam benn affaire Kees ak Sénégal lay wax éleveurs yi ñoom ñëpp ñi ngi liggéey te ñu ngi liggéey lu extraordinaire parce que la may wax rek dama naan booy dem guerre toujours xamal li nga yóbbu mais bul xam loo fay fekk moo tax yow saa yooy dem na nga pare sa bopp ci lépp ba boo demee fu ñu xoolee yeneen xar yi dañ ko xool fu ñu leen joxañee dañ la joxañ. mais yow foire bu nekkoon suba est-ce que pare nga yow pare nga instant bi nii. man dama koy pare foire man foire temps bu mu mën a nekkee rek dafay fekk ma pare parce que man sama xar yi ni ma leen toppatooyee may dem foire noonu laa lañ toppatooyee bu ñu nekkee ci kër gi. kon tey bu ñu noon suba foire la yow pare nga pour yóbbu loo xamante ne la comme ni nga ko waxee lu doy waar lay doon. déggoo li ma sama kër. man yaruma pour foire damay yar pour sama plaisir bopp damay yar pour samay rafetaayu xar. mais damay yar pour càmm samay xar ba nga xamante ne ni tey heure bu mu mën a doon ak waxtu bu mu mën a doon suñ la nee ay ca nga mën a jóg yóbbu. mais Pape sa objectif ci foire bi lan lay doon. foire bi ñu jëm objectif ci foire bi lan lay doon déjà indi ay xar yu rafet a rafet. bàyyi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy visiteurs yi apprécier xool baar bi fi mu toll fan la déjà sama premier objectif mooy loolu. c'est-à-dire wane production bi nga xamante ni moom laa def comme ba may dem Adam parce que fàtte ni ba may dem Adam produit yi ma yóbbu yëpp maa leen tuddul. te itam noonu lay dem Adam boobu mooy sama ñetteelu dem Adam mooy sama ñaareelu dugg concours Adam. bii itam noonu nga fas yéene def. bii incha allahu rabbi fas yéene naa yóbbu xar yi nga xamante ni wax dëgg yàlla defe naa ni buñ dee 20 xar mën naa ni 18 yëpp ci man lañu juddoo. donc mun nañ jàpp ne 98% yaa koy juddule. maa koy juddule waaye tamit parce que élevage mooy yemul foofu. il faut tamit ngay génn di xooli ay femelles yoo xam ne ils sont extra parce que man femelle mooy suma base man dama gëm femelle boo xamante ne ni man base de femelle bu wóor laa gëm man femelle laa gëm man. ok su ma mënee génn gis ay femelles yu extraordinaire mu mën leen a décrocher andi leen ci bergerie Ndayane famille ñu liggéey mais dama koy def. tegal foofu sa loxo. mais président dafa am loo ci bëgg a dolli. waaw salaamaaleykum di nuyu mbokki éleveurs yëpp di nuyu Pam Ndaw di nuyu ñëpp dèjà sax am na quelques réactions la bariwul nag si Facebook bi. pour l'instant nii Khadim Fall président REIT mi ngi lay wax naan le grand champion. Pape Makhtar Niang moom it borom avenir mi ngi lay wax naan di la nuyu bu baax a baax ak quelques réactions mais suñ fi nee lim dinañ xaw a tagga tembe mais Pape dafa am lu bari loo koy wax te ñu bari dañ daan dégg si compétition. ñu bari daan la xam ku ñemee compétition. mais ren ñu forti weewu laa dum ni yow doo compétir Pape xar yi dañoo pare wut wala lan moo tax ren doo compétir Pape Ndaw. bon d'accord sa question bi na ma neex trop xam nga à l'époque bi ma daan préparer foire bu ñu waxee may concentré wu rek ci compétition parce que période boobu nekk ma ci benn bureau période boobu sama bergerie laa nekkoon nekk président bi di ci waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bergerie ñu xool naka la ñuy préparer suñu foire mais cette année là dama nekk ci bureau REIT yore relation extérieure donc nekk ci biir xol bi ñu war a waxtaan war a xool naka la ñuy mën a defee foire boo xam ne foire bu extraordinaire la donc loolu nekk suñu bopp ñu ciy réfléchir di ci réunir malgré tout ça nag dama ko doon associé ak ci kër gi ak xar yi préparer leen xool leen ba telle sorte que nañ ma xamee woon ci foire bu ma fa demee mu mën a demee noonu samay xar ñëpp xam nañ ñi man maa leen doon téye di leen yéegal su ma amee réussite tàcc sama bopp su ma amoo réussite du ma mere kenn du ma ni nii nga waroon jàppe nee nga waroon jàppe nii nga ko waroon def xar yi warul am nii nangam donc ñuy avancer ci loolu bi ma xoolee wax dëgg yàlla ma xam ne am na cër bu am solo boo xam ne am naa ko ci biir REIT te xam naa ni biir foire bi dana bari ay activités yu bari yoo xamante ne parce que organisation foire dafa metti doo toog benn place donc dama naan doo mën a concentré wu ci ñaar yi doo mën a concentré wu ci li nga xam ne moom mooy concours bi mais doo mën a concentré wu tamit ci li nga xam ne moom mooy foire bi donc man nag ma opté ne dañ ma fal te li tax au moins ñu fal ma mooy lan mooy ñu
defar leen foire boo xam ni foire bu mucc ayib la nekk foire boo xam ne mooy de problème lay doon. mais est-ce que loolu du caagin ne yow. attends ba pare waaw dama ci dolli rek. dama lay dolli rek. mais loolu. li ngay wax nii. est-ce que c'est pas parce que. yow dañ la fal. ci bureau bi. moo tax. peut-être sa xel du nangu nga ñëw taxaw fu ñuy nattee. ensuite ñeneen ñi ni ñu koy gisee aussi dina ñaaw. tax nga ne loolu doog na mais du caageenu ne peut-être occupation mooy tax wala jàpp mooy tax feneen que yow doo bokk ci concours yi. waaw xam nga wax ji encore ba xam nga. tu peux pas être juge et partie. tey jii man ak sama waa bergerie tey jii ñu ngi ciy waxtaan. parce que fi nekk sama waa bergerie ñu ci bari fi mu nekk nii booy yore xar yi ak ñi nga xam ne vraiment ci kër gi lañ bokk ñu bari ne nañ mënoo par A ou par B di nga dugal xar. loolu laa nekk ak ñoom di ci reyante ak ñoom fi mu nekk nii waaye man dama leen carrément su doon suma sago du ma dugg concours parce que li tax du ma dugg concours moom mooy dafa am loo xamante ni dañ ma ko cërale mu nekk cër bu am solo mu nekk cër bu extraordinaire ma yor ko ci bureau REIT kon su doon suma sago nañu mobiliser xar yi defar ba mu rafet lépp loo leen bëgg ci rafetaay ak lépp loo leen bëgg ci wàllu defar xar yi wala ci wàllu xar yi dinaa ko def. mais Pape est-ce que loolu du regret. ku la xam-xam ne yow concours da lay dundal. waaw mais d'accord parce que gis nañ la saa su ne. yow bu concours amee yow wax nga ko yaay yëgal sa bopp ci podium. ku la gis ak sa activité. ku la gis ak sa passionné ni nga passionné ci concours bi. ci Adam ak feneen surtout Adam. ñu gis la ngay yëg di wàcc di xool di def lu nekk. image yaa ngi fi tey Pape tey ñëw gis ne nit ñi dégg la nga wax léegi naam dëgg la. parce que tamit mënuñu la fal jox la benn cër bi nga nekk di buuxante tamit boobaa day mel ni mérité woo sa cër maintenant tey est-ce que loolu du am benn sentiment bu muy def si yow boo xamante ne la président ñi la doon gis ngay yéeg yow concours doon la dundal tey nga war a bàyyi concours bi tey te nag ma fàttali la leen aussi mais règlement bi tënku leen. non tënkuñu waaw règlement bi tënku leen parce que même boo nekkee ci biir bureau bi règlement bi waxul ne. yow mi nekk si bureau bi doo concours. non tënkuñu voilà règlement tënkuñu. voilà loolu du regret. ma wax la benn baat tey. waaw man tey jii. est-ce que xamul tax may yar. wax ma ko. xamal la mooy sama plaisir. wax ko ak nit ñi. concours mooy sama plaisir yar. man concours laa bëgg sama yoon nekk concours. man concours mooy sama plaisir. moo lay dundal. moo may dundal man amul leneen lu may dundal lu dul concours mooy sama plaisir xar. mooy yar xar dem yóbbu ko mu gagné ça me fait plaisir man moom laa bëgg man xaw ma len mënu ma dem ci benn foire. moo tax def nga concours dem nga ko foofu concours yu bëri gagné nga concours yu bëri. à peu près 24 trophées. voilà 24 trophées la am. président yaa ngi dégg. 24 trophées la am la ma ko may mooy. waaw ba mu amulee cër bi mais kees seen première fois nu ma def. mais kon yow waa Adam est-ce que duñ la jox cër nga bañati concours. cër fu ma ko amee fu nekk dama lay wax rek cër fu ma ko amee fu nekk. waaw waaw ah. kon yow waa Adam est-ce que duñ la jox cër pour nga bañati concours. cër sax du ma jël. dootoo concours Adam damay reyante ji. président ma ko joxoon. waaw Pape ñu ngi lay nuyuwaat une bonne fois beneen yoon ku ñuy wax Ahmed Oscar Touré dafay laaj ana xar bi nga yóbboon Adam muy maal bi nga yóbboon Adam mu ni anamu. muy maal waaw bi nga yóbboon Adam lay laaj beneen bi Pape gis nañ ren ñu fal bureau bu bees Covid bi ñëw baarawoon lu bari mais lu ñëpp doon laam-laamee tey ngeen fas yéene ko def muy organiser place de France mu nekk historique lay doon ci élevage du Thiès pendant des années musul am tey nan ngeen ko préparé nan ngeen xalaatee tey ñi doon wax naan mënut a nekk ak nan ngeen def fi ngeen ñëpp gis nañ daanaka yéen a ngi si yoonu réussite boobu pour def lu mucc ayib loo xam Sénégal gépp a ngi koy waxtaanee nan ngeen ko liggéeyee. balaa muy tontu ma fàttali nit ñi ñu ngi si émission bi en route vers REIT nekk fii Petit Thialy ñaari guy fii ci Thiès di ci ànd ak ki nga xamante ne la moom mooy Papa Ndaw borom bergerie Ndaween et famille kon ñëwal ci rep question boobu. bon tey ci beneen bala ngay yokku dafa jox naa la ñaar beneen bi mooy ki ñuy wax Lem si Diop mu ni Pape boo ajee niveau bi ni nga ko waxee léegi nii ñoom les jeunes éleveurs fan lañ jëm. Pape di la wax ne leen ñu ngi ñuy suivre partout nag. voilà moo waral question yi di nekk si Facebook. léegi c'est xam nga ma tontu la ci question yi nga njëkk a posé. waaw mooy ci place de promenade de France bi préparé ñëpp foogoon nañu mënul nekk. mais da ngay jàpp ni REIT ñi ko composé Sénégal ñëpp a leen xam le président Khadim Fall maa ngi koy nuyu de passage ak équipe bi yëpp. président ñu lay nuyu passage. bon di wax ni le président d'honneur docteur Diallo. de passage. membre REIT yëpp ñu ngi leen nuyu de passage mais ñu ngi nuyu éleveurs yëpp di wax ni avant Covid bi fekk nañu pare
nga bi jàppee da ba gars yi repoussé fekkoon nañu pare Covid bi muy am yëpp boxe yi mi ngi dem ba tey jii dañu am problème boobu et puis avant Covid bi dañu dem seeti le gouverneur de la région ñu ngi koy remercier de passage waxtaan ak moom ne ko dañu bëgg a def benn CRD ci manifestation parce que gis nañu manifestation bi mooy manifestation bi ëpp doole ci Thiès kon il faut que ñu def ci benn CRD benn CDD ak benn CRD pour mën a tënk li ñu fa war a mën a tënk yëpp ci wàllu sécurité ci wàllu santé ci wàllu wépp li ñu fa mën a tënk ñu tënk ko fa gouverneur recevoir ñu waxtaan ak ñun waxtaan bu extraordinaire nañu loolu incha allah rab dina ko def dañ ci defal un CRD ak CRD mettre ñu rapport ak le préfet woo ñi nga xam ñoo yàlloo sécurité bi yëpp ak ñi nga xam ni ñoo wàlloo santé bi ak ñi nga xam ni ñoo wàlla service d'hygiène ñoom ñëpp tous les services de l'État ndox ñoom ñëpp donc yàlla def ñu dem ba ci biir Covid bi ñëw tënkuñu ñu ne nañu bàyyi ba après Covid mais après Covid bu ñëwee nañ jàpp ni 2 semaines yi rek mën nañ ci organiser parce que lépp tënku na et puis da ngeen jàpp ni ci biir Covid bi mais ñi ngi doon def ñi ngi doon réunion. waaw yéen ngi doon liggéey continuer liggéey ci Telegram bi mais en même temps ñun suñu bureau bi ñu ngi doon réunir ci suñu groupe bi. kon toogu leen woon quoi. ah non mais mënu nekk suñu toogoon tey jii du ñu fi am ba pare dem nañu seeti tamit kilifa yi nga xam ñoom ñoo nekk Thiès yëpp le ministre docteur Ndiaye ñu ngi koy remercier de passage moom moo yore artisanat bi ñu demee seeti ko moom déjà ci la bokk parce que jënd na carte kër yi la bokk donc nee nañu jarul leen woon ngeen ñëw donc ñu ngi koy nuyu de passage moom sax déjà la ñu parrainé mâle adulte yi mais Jatara tamit da ngeen di jàpp ni donc moom mooy yore mooy ministère numérique au niveau. kon affaire bi waxtaanee ak moom tamit moom it wax dëgg yàlla ñoo ngi ko jox li nga xamante ne moom mooy femelle adulte yi mu nekk ñaari ministre de la République yu dëkk Thiès. donc ki nga xam ne mooy le président Idrissa Seck nañ ko dem seeti nañ dem seeti ay Mbaye Guèye Baba Diaw da ngay jàpp ne dem nañ seeti ci woo waxtaan nañu ak moom wax dëgg yàlla parce que grand Thiossa ñu ngi koy remercier de passage moom moo ñu fa yóbbu donc ñu waxtaan boo xam waxtaan bu doy waar la vraiment tamit mu ñu buntam yëpp donc le ministre de l'élevage gars yi dem nañ seeti ko mu ubbi ñu buntam yëpp waxtaan ak ñun waxtaan boo xam waxtaan bu extraordinaire la donc Sidi Ndaw ñëpp xam na ko mooy bergerie Ndaween famille ki nekk Dakar moom la ñu jox li nga xamante ni moom mooy mâle espoir yi te biñ demee seeti ko barki dem bu dem yóbbul ko lettre mais dafa ni woon sax su doon waroon mënoon ngeen a bañ a ñëw boo leen ma ko waxoon téléphone wala ngeen jëm ci Pape Ndaw rek amul problème mais mu accueillir bu rafet toog ak stafam vraiment nangul ñu ko ba pare ñun nañu nag wax dëgg yàlla suñu sama beneen frère muy Ablaye Dieye dama bëgg ngeen jox ko tamit li nga xam ne moom mooy femelle bi ñu nangul ko jox ko moom it mu nekk parrain wu femelle espoir yi donc loolu yëpp dañ koy tënk foofu pour loolu yëpp luñ ko fa am rek ñu jël ko teg ko delloo ko ci concours ba gars yi xam ni kat il est temps aussi tamit vraiment ñu yéegal niveau bi nga xamante ni moom mooy baaru concours moom mooy teg fa lu am solo parce que nit ki buy préparer ay xaram def ci lépp pour di ñëw concours mënoo koo fay de waaye au moins woon ko mën a defal loo xam dina soulager wu dina xam ni kat na mu doon préparer xaram tey jii rëccu ko malgré bu gañee sax ora bi mu ciy am mais lay war na ci mën a dolli ba telle sorte ko xar boobu dañ ko war a sàmm aar ko yiir ko ba xam ne xar bi kat champion la boo xamante ne ni ñëpp la mën a jariñ ci Sénégal. kon foofu ay innovation ngeen fas yéene indi ci côté boobu de taille vraiment innovation de taille et c'est très important. si prix yi loolu li ngay wax ni donc moo jëm ci li nga xamante ne la mooy prix yi lauréat yi war a am. ça c'est vrai donc loolu ci la jëm ba pare du ñu yem foofu après foire bi tamit remise de diplôme yi ak trophée yi dina am leneen lu fay xew loo xamante ni fête lay nekk bu extraordinaire pour tous les éleveurs du Sénégal boo xam ne da nga bu ci àggee gars yi nañ ne lii de foogoon nañ du nekk maanaam foire bi nañ fa def lu extraordinaire la ko innovation de taille ñu ci teg seen bët mais après foire bi tamit noonu parce que dañ ñoo fal pour ñu organiser fi rëyit àggoon ñoom docteur Diallo président Mbaye Cissé ak àggale ko fa yamale ko fa ñun ñooy jël ko demaat. mais wax ñu ci innovation yi ngeen fas yéene indi par rapport ak concours bi. mais par rapport ak concours wax naa la ko nee naa la innovation de taille ñu fi indi déjà. nee naa la catégorie yëpp am na ku ñu ko jagleel. catégorie yëpp am na parrain yëpp ba ci añu añeel yi. non j'ai dit organisation proprement dite bi. mais organisation proprement dite même tey jii ki nga xam ne moom ñi nga xam ñoom ñooy organiser concours yi. je pense bien FONAFO lay doon. defe naa ne ñoom ñooy ñëw si je pense bien bon loolu nag wax dëgg yàlla maîtriser gu ma ci lu bëree bëri parce que dañu am président commission scientifique muy Moussa Mbaye
war ci ànd ak président bi mais war ci ànd ak ñëpp ñoo ciy liggéey boobu ñu ngi ci donc pareeguñ ci à 100% mais daal li ma mënti wax moom mooy machine bi incha allahu rabbi xam naa ni moom mooy ñëw te ni ñuy natte wax dëgg yàlla mooy ni Adam daan natte noonu donc la ñuy natte changé wu ci yotaa te duñ ci changé yotaa donc la nga xam nag mooy ñeey natt ak ñi dul natt kooku nag je pense que ni après surprise lay doon donc gars yi ñu ngi ciy liggéey je pense bien nag Fona foo ñu ñëw amaguma ci loo xam ni certitude boo xamante ni wax dëgg yàlla voilà mais daal je pense bien que ni incha allah ren di ngeen gis concours boo xamante ne ni incha allah rabbi concours du ko gën a leer fii ci Sénégal di ngeen gis concours boo xamante ni concours du ko gën a jub ci Sénégal te di ngeen gis concours boo xamante ne ni képp ku ci sa chance ak képp ku ci am di nga ci war a am di nga ko ci am incha allah rabbi. Mbaye am na loo doon bëgg a doon beneen affaire revenir ku laajoon parce que dafa waaw Mbaye kenn ku laajoon ci suma affaire maal effectivement muy coow li waaw effectivement coow li dafa daanu man mii maa ko rey coow li daanu deewul wax dëgg yàlla comme que am na fi ay remplaçants yoo xam ne beneen bagage lañ caatam a ngi fi mais doomu sëtam mi ngi fi donc ñaari doomam mi ngi fi donc man maa toog benn jour ne Moussa man leen daal wax dëgg yàlla xool xar bi daal man leen génne leen coow ñu génn benn àjjuma ma ni nañ ko rey ñu saraxe ko ci lañ ko reyee ñu saraxe ko parce que man nag dama am tàmm benn mbir mooy su maal daanoo sama kër wala ma rey maal du ma ko bëgg a publier parce que ñun moomuñ suñu bopp sax yàlla moo ñu moom te it xar yi nag wax dëgg yàlla ñun a tax ñu leen yar du ñu nekk suñu plaisir ñun rek ñoo tax ñu leen yar voilà donc man aw ma habitude di publier ay xar daanu nag yooyu Pape Ndaw bi mu fi daanoo ku ñëw fii rek daf may laaj man la daanu donc bari na ay femelles yu daanu yoo xam ne wax dëgg du ma publier daal lu daanu voilà. di leen wax toujours rek ne ñu ngi suñu émission en route vers Réit bi ñu war tey ñuy dalal ki nga xamante ne la mooy Pape Ndaw borom bergerie Ndaween ay famille fii ci Thiès suñu caméraman bi mu ngi ñu wax ne li ñu dese ci temps bëriwul 4 minutes la avant ñuy dem ci li nga xamante ne la mooy deuxième partie bi pour wane produit yi nga xamante ne mooy produire bergerie Ndaween famille président waaw non pare xaaral ki yokk bala ngay ñëw question bi posé di nga ñëwaat booy bu déggee ngay wax famille yi nga jënd ay 8 millions 7 millions 9 millions moo tax muy laaj ndax ñoom seen éleveurs yi am nañ chance pour ñëw sa kër sa am fit xar mais man mais am nañ chance parce que man booy xool di li may jënd laay jaay ñaata nit laa fi jaay ay xar ya nekk champion te la ma leen jaay matul 3 millions. di nga dawal yërmande. mais bien sûr mais ñaata nit bari na mais li ma jëndee moo ko nay teg gaañ du sotti waaye nag am na yoo xam ne aussi tamit mënu ma leen ko jaay à ces prix là mais bu ñëwee dinaa leen jox loo xam ne suba dana leen yóbbu fi élevage bi toll. mooy tey jaay naa Golden maa ko jaay Jabel mais Mandela maa ko jaay Abou Tal donc et tant d'autres bari nañu te la ma leen ko jaayee tey jii boo doon fay 10 millions seen maal yooyu kii 15 millions bi ñu la ko jaay et ça me fait plaisir ma jaay dara mu génn nekk champion. kon yow Sélé da ngay partagé. mais ni may partagé dafa ëpp maa ngi partagé bu baax a baax te gis nga naa wax leen Lune Mbaye gis nga suñu foire bii ñu jëm Lune Mbaye Lune Mbaye boo waroon kees peut-être Mbaye gi sa wër mais gars ñi ngi préparé foire te Lune Mbaye xar yëpp a rafet xar yëpp a extraordinaire gis nga Lune Mbaye di nga fi gis foire boo xamante ne yàlla nañ ci yàlla yóbbu rek ci bisimilahi rahmaani rahim ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te am na yeneen innovation yoo xam ñu ngi ñëw te bis bu accès dinañ ko lancé ñi nga xam ñoom ñooy groupe Réit bi yor cellule communication bi ñu partagé ko groupe yëpp. ba ñu ngeen di ko njëkk a wax information incha allah rabbi non xam nga ñun dañu am benn cellule de communication. mais dama ne xanaa bu ngeen ko naree diffuser. waaw xanaa ñun ñooy jël primeur bi waaw moom laa lay wax ne la comme que dañu am benn cellule de communication. te ñun on préfère des fois lu ñuy jàllale rek ñu jàllale ko ci groupe de communication wu Réit bi kooku woo ñi nga xamante peut-être laa dum di moom nga xam fenêtre la mu ni ko kaay ñu partagé ak yow yi mu jàll kaneen kaay ñu partagé ñu parce que gis nga ñooñu dañu am benn volonté fay ñu leen def ñu dara ñëw tafu suñu kanam pour di liggéey kon am na loo xamante ni bis bu ñu leen ko jagleele wala ñu war ko def rek nañ leen ko jagleel ñoom ñu xool naka lañ koy partagé waaye nag laa dum di monde nag wax dëgg yàlla suñu partenaire lañu laa dum di noonu monde partenaire Réit la parce que tey jii laa dum di monde boobu ba léegi mi ngi wër ci Réit yëpp di wër ci éleveurs yëpp vraiment di diviser li nga xam moom mooy foire bi mais di ci jàpp kon tey jii Ladoum moom dafa nekk loo xam ne nee naa Ladoum moom man mii di wax ak yow ak Mbaye Guissé mi defe naa ni ñoo ko sanc de effectivement Ladoum moom kenn mënu ma ci génne parce que man ak Mbaye Guissé mi ñoo ko sanc ñoo ci waxtaan
balaa duñu mën taxaw malgré dama cee nekkul. mais tey Pape Ndao ñu jëm ngeen jëm ci événement bu mag boobu tey mu war a nekk programme bu mag programme boo xam ne Sénégal yëpp fa lañ teg seen bët yow bureau bi nga bokk fas yéene ko tey yow nga am ci gis-gis tey boo amoon looy conseiller sa naataango yu nekk ci bureau bi tey lan nga leen di wax Pape. waaw sama naataango yi li ma leen di conseiller lenn rek la moom mooy nii ñu ko commencé ñu koy continuer noonu mooy lan mooy di partager les informations te ñoom ñi ngi partager les informations parce que gis nga man Pape Ndao du ma bokk ci benn bureau boo xamante ni du ñuy partager ay informations c'est-à-dire tey jii lu am wax dëgg yàlla président dina jóg woote dugal ko ci groupe bi ne lii ak lii ak lii kat est-ce que duñ ci mën a waxtaan rapidement ba lañ jël benn décision c'est important ñu waxtaan ci rapidement jël benn décision rapidement des fois nag dinañ ay tirement dina am c'est normal parce que bureau moo tëddee noonu mooy bureau bu dëgg tey jii bureau bi ñu nekk nii duñ ci jaayante duñ ci raayante mais vraiment ñi ngi liggéey main en main te xam naa ne main en main bu ñuy liggéey moo ñu yóbbu fii mu ñu indi tey jii loolu mooy force bi. moo tax ñu am force boo xamante ni tey jii li ñu dëlmal ñu ngi koy taxawal di ko toppatoo te indi lu ñu benn problème te Lune Mbaye ay surprise yu graaw a graaw dina am ci foire ay surprise yu graaw nag laa la wax yu doy waar sax. mais Pape yaa ngi dégg yaa ngi wax surprise mais dama dégg si weeru laa dem xam fu nekk lay déggee ñu ni sax yenn xar yi nga xam jël nañ pee sax dund bu bari dinañ leen ko jox am na ci presque à peu près xaalis bi mën na dem ba 10 millions ñu séddale ko ay xar wala mu ëpp sax on sait jamais ba ci oto sax mën na nekk on sait jamais est-ce que loolu mën nga ma ci jox ay confirmation wala déet. waaw mënu ma la jox ay confirmation 100% mais li ma la mën a jox ci confirmation 100% moom mooy lan mooy concours bi moom concours bi ki gagné. du mer ñi gagné ñëpp du ñu mer de jamais diñu mer te dinañ ca def loo xamante ni du mës a am fii ci Sénégal ba pare nag ñu ngi ci waxtaan ci ay partenaires actuellement ñu ngi ci ay waxtaan yu métti ci ay partenaires li tax mënuñ ci avancer moom mooy ñun ak partenaires yi ñuy waxtaanal wax dëgg yàlla tënkaguñu li ñuy tënk dëgg. waaye nag moom ñi nga xam ne ñoom ñooy parrains yi ñi nga xam ni ñoom la ñu jagleel concours yi catégorie bi ci nekk foofu moom jeex na tàkk parce que ñoom ñëpp waxtaan na ñoom ba tënk ba nga xam léegi ñoom lañ ko jagleel waaye nag ñi ngi am ci yeneen waxtaan yu nekk di ci waxtaan ak ñi nga xamante ne ni vraiment ay kilifa lañu ñëpp xam nañ ci Sénégal ñi ngi waxtaan ak ñoom naka la ñuy mën a ànde ak naka la ñuy mën a amee benn collaboration ci suñu foire bi ba pare ñu ngi rapproché tamit ñu ci bari ñu ngi rapproché pour xool naka la ñuy mën a waxtaane ak naka la ñuy mën a jubóowe ak naka la ñuy mën a xoole naka la ñuy waxtaane ak ñun ba vraiment jàpp ci foire bi jàpp boo xam ni vraiment ne nekk jàpp mu ñu ay mbay gisee daal li ma la mën a wax moom mooy innovation yi moom vraiment dina jéggi sax sa xel yow bu accès yow mënoo ko sa xalaate woon noonu incha allahu rabbi mais Pape en tout cas daal nañ ci dugal ci bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbi alamin Pape Pape mooy kenn moom def yéen nee na vraiment Pape Ndao d'accord na ak yow muy Aminata Touré là moom c'est pour le foire concours il y a beaucoup de races de moutons et qu'on peut avoir viande de lait les races là pour moi c'est pour les concours compétition les races là moom pour les compétition waaw ko gis-gisam la daal en tout cas bon peut-être ku nekk ak na nga yare waaye man daal dama ne man en tant que berger Ndayane famille man concours a tax may yar man la concerné nag man Pape Ndao concours a tax may yar ay jàpp ak yooyu moom wax dëgg yàlla taxul may mais Pape wax nga ko sànq ne prime yi nga xam te ne moom la ñu war a jox ñi nga xam te ne ñoo jël ay raw gàddu war na nekk dina nekk prime yu am solo léegi lan ngay wax di nga xam te ne mooy éleveurs yi nga xam te ne la nar nañ ñëw participer ci foire bi ak nar nañ ñëw bokk ci concours yi tey. li ma leen dënk daal mooy ñoom ñëpp ñi ngi leen di woo ci concours kees ñoom ñëpp ñi ngi leen di woo ñu participer en masse ñoom ñëpp ñi ngi leen di woo invité leen ci foire bi xam ne dañ gis foire boo xamante ni lépp lu waay bëgg ci yar wala ci mala boo ñëwee foofu di ko fa fekk lépp lu waay di bëgg ci yar boo ñëwee di ko fa fekk du xar dong lay doon de xar nag mooy base bi waaye du xar rek lay doon parce que ñun salon la ñuy organiser tuñu foire. à l'endroit des concours. à l'endroit du concours moom boo bëggee dégg-dégg incha allahu rabbi ñu ngi leen wax yéen ñëpp ngeen ñëw dugg ci concours bi bokk ci massivement xam ni prix ak prime yi dana nekk ay prime yoo xamante ne ni wax dëgg yàlla ku ci yor sa xar daal bay ba nga préparé ku ñëw xam ni ku ca gagné ragal naa ni xar ba ren ba déwén ba
la muy dunde ragal naa ne di nga ko yóbbaale. looy tëjee. li may tëjee mooy di leen invité yéen ñëpp di leen wax ni le 17 du 24 ñu ngi leen di xaar ci organisation bu mag boobu ci Réit di nekk fii Place de France di wax ni équipe bi di président Khadim Olam ay équipe am yëpp ñu ngi leen di xaar di ngeen gis foire bu neex bu mucc ayib di ngeen gis ay xar yu rafet yu mucc ayib di ngeen gis ay nag yu rafet di ngeen gis ay pigeon yu rafet di ngeen gis ay ginaar yu rafet lépp luy mala di ngeen ko gis ñu ngi leen ciy xaar asalaamaaleykum wa rahmatullah wa baalu àq ñu ngi leen di baal àq di leen baalu àq wasalaam jërëjëf. waaw mu nekkoon Pape Ndao mi nga xamante ne tey moom la ñu seqaloon waxtaan bi fii ci Petit Thialy ci Thiès ñaari guy donc bu ci dañuy pause tuuti pour mën a dugg ci li nga xamante ne mooy deuxième partie bi donc pour présenter li nga xamante ne la moom mooy production wu bergerie Ndawen Family. Pape Ndao ñu ngi lay gërëm ak sa équipe di wax na rek Moussa Sy borom jàmm gën ñu ngi lay nuyu Mamadou Cissé aussi tamit ñu ngi lay nuyu. kon di remercier tamit benn xale muy Moussa mi moom moo nekk ci bergerie wax dëgg yàlla nekk xale bu baax ak moom ak papa nekk ay xale yu baax yoo xam ni xale nag du juum amul waaye bu juumee rek nga rectifier ñu nekk xale yoo xam ñoom laa fi bàyyi ñu nekk xale yu baax di leen wax ni maa ngi leen di encouragé di leen wax ni bergerie bi seen bergerie ngeen gën a góorgóorlu mais di leen remercier tamit parce que ñun nekk ñu fi ñoom ñoo fi nekk kon donc émission bu mel nii bu amee dafay jaadu ñu remercier leen delloo leen jukkal waxtaan ak ñoom parce que lépp lu may def ci bergerie bi tamit dama ciy waxtaan ak ñoom des fois dinaa ñëw sama tàng ne lii ak lii mais toujours dañuy comprendre donc loolu mooy àdduna. kon nag yéen ñi nga xam ne ñooy laadum bi moom nag yéen moom miinante nañu ay frère lañu ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di bay yow moom. c'est mon frère. Mbaye gisee moom suma frère la man ak moom léegi dañuy xaañantee xeer. waaw dëgg la c'est mon ami. jaajëf kon nag Moussa moom ki lay gën leen góorgóorlu seen papa seen patron wax na lu rafet ci yéen Moussa Sy borom jàmm gën moom Modou Cissé donc kon gaañi kat ci kanam ñu leen di jox rendez-vous ci kanam mais surtout ñu indi leen li nga xamante ne la mooy production wu bergerie Ndawen Family jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum mbokki Ladoum du monde ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di waa YouTube waa Facebook ak waa Telegram yëpp ñu jàll ñu nag ci deuxième partie bi muy xar yi donc Pape ñu ngi lay nuyu bu baax di la laaj femelle bi ban femelle la. waaw kii mooy sucré salé mooy taawu coow li ak Mami Ndaw femelle bi moo jëloon 4e Adam voilà kii mooy sucré salé di doomu Mami Ndaw ak coow li voilà. moom mu ngi ci ñaata portée. actuellement nii 3e portée moom la porté nii. waaw 3e portée kon suñu doon natt say âge am. ñu doon natt tey jii âge am actuellement nii sucré salé dugg na léegi ci ay 20 dugg na daal actuellement mi ngi ci ay. mi ngi ci ay 2 ans yooyu daal voilà mi ngi ci ay. macha allah mais. nii à la bergerie la. mais bien sûr nii à la bergerie même yaayam fi la juddoo. waaw Thiaw li donc. kii moo jëloon añel kees voilà moo jëloon 4e Adam waaw kii macération yi Adam yi bii passé mi ngi defoon 102 LCS mi ngi defoon 145 waaw waaw mais fu mu ne nii war na am hauteur. waaw fi mu nekk nii moom wax dëgg yàlla màgg na kañ parce que période boobu màgguloon mais nii màgg na quand même vraiment mu nekk xar boo. taxawaayu maal laa fi gis de. xar bu non mais xar bu doy waar la quand même vraiment bu doy waar la sax wax dëgg yàlla. waaw kii moom boo bëggee dégg te dëgg neex moom. macha allah daal waaw. waaw kooku moo nekkoon suñu premier numéro donc ñu indi suñu deuxième numéro gaaw. waaw mais kii mooy Miss Kees. voilà Miss Kees maa ko juddulee yaay ji parce que Miss Kees yaayam doomu Bachir ma yoroon la ak Madiba doom macha allah donc Madiba doom macha allah boobu laa jëloon non doom Madiba laa jëloon teg ko ci Merlin jur ko donc bi mu ko juree ma téye ko moom booy xool ak sucré salé ay maas lañu. ak ñaari guy de ak diamant noir voilà donc moom mi vraiment mu nekk femelle boo xamante ni moom it comme d'habitude ci 3e portée la nekk donc mu nekk mâle bi ma jaay Jean-Jacques fële kii mooy yaayam donc voilà mu nekk femelle bu extraordinaire boo xam ni wax dëgg yàlla élevage moom mi ngi koy bàyyi xel. mais Kaasu man gis naa ci benn particularité mooy xar bi génn ak xar bi dañu niroo. ba pare aussi soo xoolee. presque ñu niroo bind ba pare xoolal couleuru xar yi.
weex tal. mais ñoom ñaar lan lañ bokk. waaw ñoom ñaar lan la ñu bokk moom mooy peut-être yàlla parce que kii booy xool yaayam ñuulul kii weexul papaam weexul doomu Merlin la mais weex tàll la indi sucré salé doomu coow li la coow li weex tàll la mais loolu yàlla mooy def lu ko neex ci loolu voilà. am nañu ressemblance trop mais moom mu ngi ci ñaata portée. mi ngi ci 3 portées. waaw mu ngi ci 3e portée moom it comme kële. donc 2 ans ak tuuti. voilà. macha allah am na solo xar bi gis ngeen ko sans commentaire amul luñ ciy dolli produit Pape Ndao la fii la juddoo comme femelle bële donc ñu ñëw ci suñu 3e numéro incha allah. dafa mel ni xar yi tamit yow yemoo rek ci ñëw di leen di xool naan def leen li def parce que bi ñu gisee xar yi nga leen di womat. non parce que gis nañ ne xar yi dañ lay dafa mel ni dañ la miin. waaw mais bien sûr parce que man saa yi ma ñëwee maa ngi ci biir xar yi nag lu ma ko dénkaane saa yi ma ñëwee damay toog ñu may génneel xar par xar ma leen di xool ñu nekk seen karaw bopp ci kaw ba ci suuf wax dëgg yàlla xar yi moom entretien bi moom dama cee ànd ak xale yi parce que xale yi tamit duma leen bàyyi noonu rek ko voilà donc xar yi non mënul nekk nag saa yi ma ñëwee daal sol naa sama kilote sama blouson dugg ak ñoom ci biir xar yi ànd ak ñoom te comme que dama bëgg xar mooy sama plaisir tout le temps maa ngi foofu boo xoolee foofu ci biir mbaan bi sax am na benn kii bu fa nekk banquette ak benn matelas. waaw fa la ñuy toog di leen jàngat. ànd ak ñoom am ak ñoom benn affinité boo xam ne la neen la. waaw macha allah saa yoo dugg seen si xar yi du ñu daw. macha allah kon baax na am na solo ñu jàll ci beneen prochain. mais Pape Ndao am na solo dafa mel ni miin boobu ñu lay miin dafa am point yi nga ci gagné ci concours yi wala. waaw parce que tamit concours loolu def ci laaj parce que concours xar buy rabaxax yi bu ko defee toujours la indi problème donc moo tax xar yi bu nekkee en bas âge rek nga koy tàmmal di ko raay di ko takk di ko organiser ba keroog muy àgg fi mu àgg. am na solo ñu dem ci suñu 3e numéro incha allah. waaw dafa mel ni nag ci recrue bi lañ nekk nii mooy recrue bi nga xam ne Pape Ndao recrue bi kan la. waaw mais recrue bi mi ngi jógee ci Sall. kii ci Sall la jógee. Sall bu Tëngéej. Sall bu Tëngéej. Sall bu Tëngéej. voilà kii ci Sall bu Tëngéej la jógee. voilà. kii nu mu tëdd si. All Black. parce que Sall jox naa ko ay xar. waaw parce que Sall. booy xool. voilà bergerie Darou Rahmati. top modèle maa ko jox. maa ko jox top modèle. maa ko jox it doomu coow li. donc muy étoile. moom it wax dëgg yàlla ci la ma. joxe bi. élevage. échange la wala. non du échange parce que man jox naa ko xar yi pendant ay 6 mois may door a jël bi. lan moo tax nga porte ce choix ci femelle bi. parce que mu ñëwee xool ko xool ni mu xool périgueux yi mu yor. ma xam ne kii war naa cee mën a liggéey surtout ak ji bi. en tout cas côté mensuration y a rien à dire moog femelle yi fi génn léegi benn lañ. vraiment aussi amoon na fi benn doom bu rafet waaw amoon na fi benn mbote bu rafet aussi mu nekk vraiment femelle boo xam ne tamit boo ko doon natt tey 105 yi day teg. vraiment gis ngeen mu ngi noonu LCS bi moom mënu ma ko natable mais vraiment auteur bi baax na donc mu ngi noonu ñu dem suñu 4e numéro. Lin Mbaye lan nga wax ci Pape Ndao ci base de femelle am bii ñu gis. non c'est que li ma remarqué mooy. c'est-à-dire que en terme de mensuration. suñu xoolee pourcentage bi dañu ne xar yëpp presque y a une moyenne. parce que dafa am loo xam te ne dafa généralisé wu. maanaam amul xar boo xam te ne la dafay def ni. bii def nii bii def nii. parce que soo xoolee ñoom ñëpp presque ci benn kii la ñu nekk benn ligne. benn niveau taxawaay ba pare nekk même style aussi. waaw même style. ba pare soo xoolee ci hauteur ci guddaay soo xoolee presque moom loolu ngay gisaat. am na solo Pape Ndao kii fii la juddoo wala. kii yaayam fii la juddoo kii ngay gis nii. foq ñaar la. doomu kan la. kii doomu Diamant Noir la. Diamant Noir laa jël te Diamant Noir ak coow Diamant Noir doomu Diop boulangerie la. ma jël Diamant Noir boobu doomu Diop boulangerie Diamant Noir doomu Merlin la. parce que Diop boulangerie laa teg ci Merlin. moo di Diamant Noir. ma jël Diamant Noir boobu teg ko ci coow li. malgré ñoom ñaar ñoo bokk yaay ma teg ko ci coow li mu jur kii. tey su doon laaj Pape Ndao ñaata at la def ci élevage parce que man gis naa xar yi yëpp seen i maam da nga leen tudd ñaata at nga def ci élevage. déggoo li ma xanaa élevage ay 7 ans 8 ans laa ci def romb ma ko. kon yow da ngaa judd rek xam fi ngay teg sa tànk. yàlla ndimbalu yàlla laa ci am rek. femelle bi mu ngi ci ñaata portée. kii taaw benn. kii taaw mu kii xale la mi ngi nii. tënk la benn portée. benn portée. macha allah kon ñee ko mag. ñu jotoon kii tënk la. ay yaay ki génnoon léegi. waaw moo yaayam ñoo maase. macha allah. macha allah. espoir. mi ngi doog benn portée la am. mi ngi nii. mais mais Pape Ndao
mais Pape Ndao mais nag Pape Ndao ak li fi génn yëpp ak li fi ne mais Pape Ndao damay ñëwaat sama question est-ce que li xool ko ni mu ko jàppee xoolal mais booy zoomel ma lii waaye booy zoomel ma lii bu ko ratee mais président lii zoomel ma ko bu ko ratee waaw jërëjëf président mais Pape Ndao ba pare nga ne nag doo concours mais lii du gâchis. ah déggoo li ma la wax naa contexte yi la moom laay reyanteeg booy nee nañu même buñ dee dugal benn wala ñaar leen dugal man leen on verra fi mu nekk mooy la ma waxoon rek laay wax man day wax dëgg yàlla bu ñu ma bàyyiwoon du ma concours mais ñoom fi mu nekk nii ñoo ma sonal. mais jëlagoo décision finale. wax dëgg yàlla jëlaguma ko. ah parce que dina doy waar nga am lii yëpp ne doo concours. parce que man li ma bëggoon laaj. mooy dama dégg waa membre bureau bi kenn du ci compétir. lan la lu ngeen waxtaan seen biir la d'accord ci. non pourtant nag kenn tënkuñu nag loolu nag laay bañ sax léeg-léeg waaye nag yàlla baax na en tout cas on verra mën naa concours mën naa bañ a concours. mais yàlla waxul kenn donc c'est pas définitif maa ngi waaw c'est pas définitif maa ngi waxtaan ak booy. kon baax na. waaye doon suma sago duma concours. waaye nag booy bàyyeeguñ ma ci. am na solo gis ngeen. da nga koy bàyyi ak ñoom. gis ngeen tëng ngi nii. ci benn portée la toll. ah macha allah borom bët bi moom ñëpp xam nañ ko Sénégal. macha allah am na solo ñu dem ci suñu 4e numéro 5e numéro plutôt. mooy ne xar bi mooy bi fi njëkk te amul corne. donc yi fi jot a jaar yëpp dafa am corne quoi. mais Pape est-ce que loolu dafa bokk ci sa choix. c'est-à-dire que waaw day taamu xar yi nga xamante ne dañu am corne. waaw parce que kii defe naa ni boo ko xoolee parce que kii mooy xeetu Pape Ndao sama maal boobu ma yoroon nii lay def parce que jural na ma fi 4 xar 5 4 yëpp nii lañ mel mooy top modèle ci la bokk. ak doomu Diamant Noir bu ñuul bi ma jaay ak doomu sucre sel bi nga xam mi ngi ci biir te dina génn. donc tey jii ma lay wax ni xar bi tey boo ko xoolee xam ni wax dëgg yàlla xar bu doy waar la te it cool yi moo ko sàccoon tëb ko mu nekk xale bu ndaw nag yaa ngi wax dëgg yàlla mu nekk xar boo xam ne xar bu xale la quoi en fait. demagul fenn dafa mel ni dafa nekk xar boo xamante ni na ko élevage xaar. mais est-ce que tëb sàcc boobu ñu ko sàcc est-ce que yàqalu ko dara ci màggam. yàqalu ko dara nag te ay seex la wàcce te boo xoolee ay seexam benn jeune mâle ak benn tëng. boo leen xoolee da nga am dëgg. et ça c'est important wax dëgg yàlla dafa jur sans problème parce que nag dafa am benn puissance bu nekk ci moom. di leen wax rek ñu ngi ci en route vers Réit nekk ci deuxième li nga xamante ne mooy deuxième partie bi nga xamante ne la moom mooy émission bi donc muy présentation yi nga xam ne mooy produit Ndao et famille donc bi mooy suñu. 5e numéro mais li ma jaaxal sànq ba léegi xar yi fi ñëw yëpp damay gis Pape Ndao di tudd Diamant Noir mbaar Diamant Noir dina bokk ci xar yi ñuy présenté tey. ñu laaj ko Pape Ndao. 7 xar yi nag ngeen tudd te 7 xar yi day compliqué pour ñu tànn leen ci biir donc est-ce que Diamant Noir dina dugg dina génn. il faut mu ñëw. non comme que doomam génn. non il faut ba Diamant Noir ñëw. parce que bëgg naa gis Diamant Noir. ah non macha allah comme nee nañ ko bàyyi foofu. nañ ko bàyyi kon baax na am problème ñu dem ñu indi suñu 6e numéro. acca nañ ñëw indi beneen. waa ñu ñëw ci suñu 6e numéro ñu indi ñu nag benn Pape Ndao kii jeune mâle la wala espoir. non jeune mâle la. ah jeune mâle mu ngi ci 10 mois léegi. mu ngi doog am 10 mois moom ci doomu kan la. moom yaay coow yi moo ko jur muy Diop boulangerie. ak benn seexu profito muy doomu Grand Ran mooy xar boobu jëloon 3e Adam seexam doomu Grand Ran boobu moo ko jur ak coow li voilà. kon moom sa turaan la vraiment am na beauté bu doy waar vraiment mu nekk espoir mais kii dafa mel ni gars yi topp nañu la si ba sonn ah. waaw mais topp nañ ma ci waaye nag wax dëgg yàlla génneewu ma ko moom dama koy téye liggéey ci. mais Pape. moom am jël na ci coow li soo ko xoolee. waaw boo xoolee parce que moog coow li ñoo bokk yaay. waaw moog coow li ñoom ñoo bokk yaay. donc boo xoolee rek coow li ngay gis. kon moom 2e rakku coow li la. waaw moom mooy caatu Diop boulangerie temps yii non du caat sax parce que Diop boulangerie amoon na fi beneen doomu daanu. donc voilà quoi mu nekk jeune mâle boo xam ni jeune mâle bu ñu am yaakaar la. macha allah ci gétt waaw moom ci espoir bergerie yi bokk. waaye nag am na beneen jeune mâle bu fi nekk boo xam du mën a génn mooy ku ñu naan Mbaye Guissé. kooku moom Mbaye Guissé rek moo gis tuddee ko boppam moom it il est extraordinaire. voilà bu niiroo boromam bu niiroo turandoom dina grave. day na war daal waaw gis nga turandoom. nee naa ko bu ñu dimbali ñu rek coow li moom na dakk rek. waaw nee naa ko ki ma la tuddee waaw bu dimbali ma jikkoom dimbali ma ci rek ngir yàlla. gis ngeen ko mu ngi noonu mu ngi suñu 6e numéro kon nag ñu jàll ci suñu derrière xaar. sànq ñu gis nga génne fi benn jeune mâle
nga wax ñu ne moom ci espoir yi la bokk. génnewaat kii moom ci lan lay bokk. waaw kii jibi la. ki mooy jibi. waaw mooy taawu sucré salé. mooy taawu sucré salé. di caatu avenir. waaw mais sucré ak salé. waaw xanaa ñoom ñaar bu ñu leen boolee xanaa cin boobu dina saf de. waaw mooy li ma la wax rek sucré ak salé moom déjà. kii boo ko xoolee rek xam ni sucré salé rek moo ko mën a jur. saf na saf. voilà parce que tey jii mi ngi ci 20 mois. mi ngi ci 20 mois mel ni waaw mi ngi ci 20 mois. donc defe naa ni mu nekk maal boo xam ni maal bu doy waar la. wax dëgg yàlla mu nekk maal boo xam maal bu ñu am yaakaar la. kii du ma bàyyi ma fenn xam na ñi ci doon wax. fay ma ci loo xam ne sañu ma koo tudd. mais man leen jaay ma ko wax dëgg yàlla waaye kii defe naa ni amul éleveur bi yu ko toppul voilà. kii defe naa ni lu mat ëpp 20 millions. fay nañ ko ci xam nga kii lan moo ma gën a yéem ci moom. waaw produit yu muy def man. waaw moo ma njëkk a yéem ci moom. waaw produit yi muy def man moo ma gën a yéem ci moom mbote façon mbote parce que bi ma fi ñëwee gis fi ñaari mboteem dama ne Pape Ndaw kii lu tere nga jox ko mu tëb. defe naa ni kon tëbagul. non mi ngi actuellement ni mooy def tour. nii mooy tëb. moom mooy am na fi ay taaw. nii mooy am na fi ñaari doom. waaw góor ak jigéen. actuellement ni moo def tour mais boobu prince dafay nekkoon te comme que prince dafay nekkoon man naa favoriser prince mu tëb ba pare bu ko defee ay jabaram day gën a yokku. parce que prince da doon dem wala prince. waaw parce que boobu prince da xamoon naa ne da doon dem après day dem waaw. voilà moom moo tax kii moom bokkul ci li war a génn c'est-à-dire que à moins que. non jaayu. kii demul non dafa ndànk à moins que. waaw non jaayu. ñu teg caterpillar. waaye ma ne bu ñu tegee caterpillar sax jaayu xam nga dafa am loo xam day jaay am lu jaayu mais lii moom jaayu. parce que kii moom wóor na ko ni bu doon jaay rek la. am na ñett nit ñoo xamante lu ne def nañ ko ci àdduna. pour ma jaay leen ko lu ne. fay nañ ma xaalis boo xam ni wóor na kii. teg ko ci manette ma ni déet wax dëgg yàlla jaayee ma parce que du ma liggéey ba parce que li ko composé la parce que avenir bi ak Diop boulangerie bi avenir bi Diop boulangerie bi sucré salé bi Mami Ndaw bi kii li ko composé mënu ma ko jaay. mais nag Pape Ndaw fayul naar bu xoromam parce que moom ba mu ci tollee dafa yore wulisam di ñëw ci mbaaru xar gaañ ñi di nangu seen xaaj di leen foqati tey mu taxaw fii ne fay na ma ci lu cher te fu nekk nii fas yéenewul sax génne xar bi. mais kii mooy caatu avenir xam nga avenir ñëpp xam nañ du mag yooyu sax mais kii mooy caatam te avenir nekkatu fi te moom laa composé ci avenir ci sucré salé maanaam avenir ak coow li laa composé mu am kii donc mënu ma ko jaay. kon tey avenir bu avenir caatu avenir. tey fi mu nekk ci futur ngeen di xool. waaw actuellement di kii daal wax dëgg yàlla booy xool avenir kii ni mu toll nii rek booy xool romb na avenir ci maturation ci ni mu toll nii rek. tey soo ko doon natt tey ban hauteur nga koy jox. je préfère garder ko parce que soo ko waxee tamit émission la ñu nekk. xam nga nit ku nekk moom boo nattee sa kër moom da ngay garder rek pour yow. pour yow waaw waaye kii hauteur am moom wax dëgg yàlla fu gars yi nattee dinañ du dëgg parce que xam naa ni kii moom mooy sut coow li fopp loolu moom leer na. te màggaayam demagul fenn. déedéet 20 mois. waaw. mais Pape kii est-ce que tey soo doon dem ci concours parce que nee nga c'est pas définitif par exemple bokk ci concours bi choix bi c'est pas encore définitif maintenant tey. est-ce que boo doon dem ci concours yi di nga ko kii bi ñu koy préparé suñu première foire bi ñuy avant mbas mi. kii espoir lañ ko doon préparé wóor na mbay gisee. donc bi mu foqee yàggul xale la mi ngi ak màggam te préparé ma nga xari jigéen ñi laa ko booleel. muy tëb di lekk ak ñoom tranquillement préparé ma ko dama ko bàyyi naturellement rek. waaye nañ ko xaar xam ne incha allah ren bisam dina jot pour mu contour parce que kii wax dëgg yàlla dama ko denc ko préparé pour Adam. comme ni ñu wax doomu ñaay da nga koy ñaanal gudd fan nag mais doo ko ñaanal rëy. waaw. waaw sama jeune mal bi. kii moom mooy Mbaye Guissé. pourtant kii bi ma koy taamu di ko wote musuma woon xam ni Mbaye Guissé la tudd. xar baa ngi lay yóbbu de Pape. yow ragaloo mu nii rek turandoom. loolu rek laay ragal nag. wax dëgg yàlla. il fallait mu am lu ma ci tàqantal. waaw parce que wax dëgg yàlla moom na ma dimbale rek jikkoom mais day siiw de. bu mu ko yor noonu na ma dimbale rek. mais juróom-ñaari jikko. mais Pape jeune mal bi doomu kan la. waaw kii doomu prince la ak Latifa bi ma yor fii mooy femelle bi génnoon sànq bu guddi bi kii rakkam la. mais yaay mi ngi ci biir génn. mu ngi ci ban âge. kan kii non kii xale bu ndaw la kii mi ngi ci ay 5 mois yooyu la toll nii. gars yi gis ngeen ko de 5 mois la am. te ba pare seex la. xam ngeen ko seex la. waaw seex la. macha allah mu ngi noonu gis ngeen ko. waaw seex la teg. Pape Ndaw macha allah li mbay loo si jeune mal bi 5 mois. bokk seex la. donc à 5 mois mu nekk seex ba pare am dayo bi mu day mun nañ am yaakaar ci moom parce que bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoo ko meññ
donc tey fu nekk war mun nañ ko fa xaar ba pare nag mu am turandoo boo xam ne nag turandoo la ci biir turandoo yi donc moom am na atu boo xamante ne la waaw ñeneen ñi de defe naa ne duñ ko am Pape en tout cas li nga fi wane moom macha allah dañ lay ñaanal rek nga eggaleeg sa sago. alhamdulilah yaa xam fi nga bëgg a egg ci élevage ngay ñaanal yàlla eggale ba mu raw sa njort. donc gis nañ liggéey bi gis nañ coono bi nga daj ci élevage moyens yi nga ci dugal lum la ci jaral. ba tey nga ñëw meññi li nga xam te ne mooy produit yi nga xam te ne la moom lañ fi gis tey fas ko yéene présenté ci li fi nga xamante ne la mooy foire bi ñu jëm te nga bokk ci bureau boobu ngeen war a vraiment kile challenge boobu ngeen war a dem ci loolu mu nekk benn challenge boo xamante ne la moom mooy nekk seen challenge mandat bi Pape ñu bëgg rek nga tëjee foofu. waaw en tout cas fi may tëjee daal moom mooy di leen wax ni sujets yi ñu jot a génne fii ay quelques sujets rek la. mais yu leen dàq ñu ngi ci biir. dafa fekk ni amuñ ci choix dañuy jël la génn. parce que boo ñëwee ñun la 7 xar ngay présenté ou 8 xar. da ngay am problème pour génne xar yi. mais xar yu leen dàq ñoo nekk ci biir parce que tey jii mbote jeune mâle bi génn léegi yaayam génnul. ñaari doomam ñoo génn mooy sans corne bi ak moom. donc di wax ni daal kees incha allahu rabbi suñu foire bi le 17 incha allah képp ku fi ñëw. di nga fi gis ay xar yu extraordinaire. te vraiment boo déplacé woo ba ñëw doo ko regretter di nga xam ne man sama déplacement bi jar na ko. parce que ñun ñi xar moo leen ñor xar bu rafet xar bu am maturation xar bu baax moo ñor nit ñi parce que ñun bu ñëwee sa kër duñu laajte ana saal ña nga ca kaw lu xar yi xeeñ fa la ñuy toog kon ñooñu boo leen di présenté nga organiser foire di leen présenté da nga leen di présenté loo xam bis bu ñu ñëwee vraiment dinañ kontaan trop ba nga xam ne boo delloo moom mooy tax la lendemain ñu xëy ak ñëw. dëgg la donc ñun ci loolu la ñuy liggéey di wax ni ñi ngi jox rendez-vous ñëpp. le 17 au 24 di leen wax ni gars yi bu ñu ñëwee dinañu gis foire bu extraordinaire dinañ gis bergerie Ndayane famille indi ay produits yu extraordinaire exposé ko maa ngi waxtaan ak sama staff bu jaree nag dugg rayante man leen jël leen di ak li ngeen dem rayante voilà donc buñ ma toppee ci li ma bëgg nag ñu bàyyi ma rek ma dallu ba yeneen foire yi ñëw ba ma génn nga xam ne bokk ma ci bureau bokkaane ma ci bureau boobaa moom naa rayante ba dugg boîte vocale. da ngay bokkaat ci bureau. waaw da ngay bokkaat ci bureau mais Pape Ndao dañu foree ci weewu nag ne ticket bi changé wul. mënul changé nekk li ma jaaxal lool. pour ticket bu changé dama defoon ne day changé mais nee nañ changé wul. ci lan ticket bi téeméer la. waaw parce que tey jii boo gisee loolu parce que membres yi dañu wóolu. am ci ñun yaakaar ak dëkk bi ni mu naqare ak ni mu mel. ak Covid beeg yëpp surtout. bu ñëwee di yokku ticket bi ay 1000 francs am na ñoo xam par force dinañu dugg parce que seen bëgg-bëgg la. ñu ne nañ ko oyofal ñu defal leen ko 500. macha allah même bu dee place de France la. amul problème lépp ñun dinañ ko dëkku parce que ñu ñoo leen ko diggoon. bureau bi nag comme que ñoo leen ko diggoon. wax dëgg yàlla dinañ ko def moo tax ticket bi mënta changer parce que tamit foog ngay comprendre ne éleveur bi du ñëpp am doole. te du ñëpp ko mën te am na ñoo xam bu doon seen sago chaque jour dañu ñëw dugg. dëgg la loolu moo tax ñu bàyyi ticket bi noonu. am na solo mais loolu am na solo te loolu aussi tamit nekk na fànn boo xam te ne la fànn bu mbir mu am solo la. parce que tey aussi dina tax fu waay nekk di nga mën a ñëw dugg xale dina mën a dugg parce que xale yi tamit dañu bëgg xar te dañuy bëgg ñëw. te léegi famille bu ñëw ànd ak 6 personnes. te Lin Mbaye li ci gën a yéeme mooy éleveurs bi ñu ñëw non seulement dañuy ànd ak seen famille mais dañuy yóbbaale seen dëkkandoo pour wan leen ñoom ci lan lañ ne. moo tax ticket bi téeméer am na solo. lu wér nga wax xaasum kon nag gaañ ñi ñun ñoo ko gisandoo donc ñoo ko dundandoo fi nga xamante ne la moom mooy bergerie Ndayane famille nekk Petit Thialy fii ci Thiès donc lii lañ fi indiloon ci li nga xamante ne la moo doon tournée bi nga xamante ne la moom lañ leen amal mu jëm ci en route vers Reit ñu tàmbali ko bu koor gi commencé ba tey donc di leen wax rek rendez-vous bi le 17 la ba le 24 fii ci promenade donc des Thiessois donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp rek di leen wax jàngeen jëf donc ci beneen yoon ak beneen bergerie. macha allah jërëjëf.